Yes, assalamu à toutes et à tous. Ñu ngi ziar. Yeah. Mais tey moom dañuy def vite fait rek parce que temps bi bariwul quoi. Yes sir. Le temps que gars yi ñëw ma invité some people est-ce que ñu ñëw participer Ibrahima Dak Tamien Babacar Diop Ba Hamidou Tili Tala Basir Nderi Chou Ali Pouy Moussa Kane bien général maa ngi invité ñëpp nga xamante ne wax ci suñu réew mi pas aujourd'hui de fonctionnement par rapport ak l'invité bi ñu dalal tey la question sécuritaire bon mais sax dinaa ñëw léegi bu benn son essayer de partager au maximum que lay teew mën a participer aussi ñu wet ñi taxalaat benn yes salaama Hussein Gueye booba ngi ziar j'espère que pour illustration bu ñu amee son wu Yatfou dina baax dëkk bi tàkk na jëppeet ñu nañ ci jëf dëkk bi tàkk na jëppeet ñun ñoo ko gisandoo waa yes Yatfou crew Big D Armand Mr Jojo Black Intellect and Go Fu borom mbind mi parce que thématique bi on vous demande de partager la vidéo et d'inviter vos amis à venir participer ñu waxtaanee li nga xamante ne ça concerne tous parce que aussi la question de la sécurité ne parle personne du rek benn mbir mi nga xamante ne dafa am benn côté bi ñu koy xoolee dans les villes comme dans les villages on a tous ce problème quoi et ça devient de plus en plus un fait récurrent kon donc comment faire pour wut ci saafara Yatfou agresseur ok on a quoi vraiment woo Mollah léegi dem ci voilà comme ni ma leen ko waxee et invitez vos amis à venir participer après jéem a xool nu ñuy introduire suñu gan Mollah Morgun yes affaire bi rimé na boppam yëpp ñëpp xam nañ ko aussi ci présence par rapport à l'actualité par rapport aussi à tout ce qui se fait comme activisme voilà on écoute Yatfou avant ñuy dalal suñu invité bi fii léegi Mr Mollah Morgun from Asia instant bi parce que maa ngi ko doon jéem a woo depuis sànq mais il paraît que foofu noonu ñoom ñoo ñu rawee je pense 9h à 10h de temps ñun ñu ngi ci 17h mais ñoom ñu ngi ci suba teel ñu ngi si doon waxtaan léegi muy kéemaanu borom bi aussi ñu ngi ci benn àdduna mais tey jii bu mu jokkoo gi tax na distance yi mën nañu wax ne gën nañ jegante malgré la distance et peut-être nag
Voilà. Yaa fu. Ci jóg. La connexion là. Dama été leneen ñeneen ñi. Yes. Dëkk bi na jëppeet ñun ñoo ko gisandoo waa ma daan doxantu di fexlu ci bopp koñ bi. Welcome Mr. Mola. boo ko palpé fekk ci moom dun xaaf gon pompe mbaabaat. génn la jam yi affaire bi du yàqu comme connexion bi ça tarde là xaaral ma woo directement suñu Mr. Mola via WhatsApp après ma mettre ko su haut-parleur ñu jéem ko déglu en direct voilà Mr. Mola Morgan waroon na nekk en appel vidéo bu mënoon nekk xamante ne gars yi dañ la gis quoi c'est pas bon bàyyi ma tenter bu vidéo bi jàllee ñu joué ko vidéo bu jàllul aussi waaw ñu maintenir audio bi quoi. waaw comme ça d'appeler Mola demagul affaire bi yàggul fii ba Asie gars yi même pas 2 minutes. bon bàyyi ma tenter appel normal bi appel audio bi parce que bii ça prend du temps. Voilà, vous l'avez comme ça. allo salaamaaleykum. allo. waaleykum salaam Mr. Kaas. Mr. Mola Morgan. ñu ngi lay ziar. lépp jàmm. jàmm alhamdulilah tranquille. jaajëf sa live baa ngi ñëw wala. allo. ma ne live mi ngi dox. waa yaa ngi ci biir live. waaw ma ne sa live mi ngi dox. je pense bien mu ngi dox ok. ouais parce que instant bi nii maa ngi nii gis gars yi yenn gars yi connecté même yow sax maa ngi lay gis ok waaw kon c'est bon. yes sinon ñu bàyyi la nga nuyoo. c'est bon. ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam. ma ne asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp. yes. di la bégee di la màggal. jaajëf. yow jàmbaar nga.
yeah non damay jéem. ñu koy waxee rek you got my respect parce que xam naa ni ab jàmbaar nga. dëggantaan et puis aussi comme ni ñu koy waxee rek yaa ngi ci éveil de conscience bi parce que da ngaa mës a gëm ni. affaire bi du ñëw rek ne gars yi kaay leen wàcc. wala kaay leen yuuxu wala kaay leen nangam mais. bopp yi dafa war a am lof te nekk balaa ñoo dem. waaw sinon dañuy mel ne ay xar. loolu la tubaab bi di wooyee les moutons de Panurge ñi nga xam dañuy topp ci benn affaire boo xam ni ko ci laajoon lan moo waral lii wala dara du ko xam. c'est vrai. donc il faut bopp yi fees. balaa ñoo dem aral ga quoi. maanaam ñu ko xontu leen ba ñu fees nga xam ne daral ba buñ ñëwee. day fekk biir yi am dara. dëgg la waay wax nga lu am solo ah. wax nga lu am solo parce que aussi ay nit mës a gëm ci yow la waaw. waaw ay nit aussi duñu ay bàyyi ma booy woo ay nit aussi da nga leen war a nawloo. waroo leen wax ne kaay leen topp ma mais da nga leen war a wax kaay leen ñu àndandoo. àndandoo bi nag. voilà. Sénégalais nag moom moo tax rek loo ci wax danaan la maa ngi sa ginnaaw gis nga maa ngi sa ginnaaw boobu nag ah nee nañu baatu ginnaaw am na ginnaaw am na kon ku lay ne maa ngi sa ginnaaw moom boole ko si ñooñu. ci baatu ginnaaw la ci ginnaaw yi lay féete de parce que ci ginnaaw. moo ngoog ginnaaw lay toog di wax mais bëgg naa ñëpp. waaw ñu ngi lay bëggee et voilà comme niñ ko annoncé parce que depuis démb laa la waroon recevoir mais dafa amoon contrainte de temps parce que aussi da nga nekkoon si job si nga ma renvoyé ba tey aussi xam nga rek xam naa teel naa la woo comme yow yaa ngi Asie. waaw wax nga that's cool. voilà déjà loolu déjà ñu ngi ci doon échange tuuti noonu ci biir inbox bi par rapport ak Asie temps bi distance bi loolu yëpp qu'est-ce que ça te fait quoi comme dund nga fii dund nga foofu aussi. waaw en fait wax ni comme instant yi sax newuma Asie en fait maa ngi Amérique instant yi quoi. ok léegi dama ne man fu ma nekk ci Amérique. Amérique ci boppam heure yi bokkul. ok fu ma nekk ci Amérique maanaam fu mu njëkk a jaar. foofu noonu. ñoom fu mu ne nii yéen rawee ngeen leen 6 heures de temps comme New York la. léegi dama demaat ci fin fond bi maanaam ay côté Alaska yooyu. ok ci fu gën a sedd ci àdduna. sedd fi waaw. léegi nag ñoom ñi ngi ci ay ñoom ñi ngi ci 9 heures. daaw maa ngi woon ay côté Japon ay Corée yooyu quoi ma ne ñoom rawee nañ Sénégal ñoom tam 9 heures de temps. ok kon man maa déggul dimanche. maa déggul mais leer na. dégg loolu day wane rek ay kéemtaanu yàlla quoi yàlla day wane kéemtaanu yàlla moo kéemtaane. dëgg la waay dëgg la. yàlla bind àdduna ba pare fenn tollu fenn nuru ay waxtu nuru ñu waxtu ñii ci guddi ñii ci bëccëg ñii ci ngoon. moo tax bu ñu ne benn dëgg moo am benn dëgg moo am man quelquefois te benn jant am quelquefois temps bi dafay wane aussi dëgg yu bëri mais kenn ku si nekk da ngay am dëgg parce que instant bi nii man sama temps su ma la ne maa ngi 17 heures loolu dëgg la si 17 heures laa nekk yow soo ma ne yaa ngi 9 heures dëgg la si 9 heures nga nekk kon quelquefois dëgg absolu boobu noonu ci environnement bi ñu nekk dafay nekk rek lu relatif. ma ne ko instant yi waa Corée du Sud ñoom ñi ngi ci dimanche maanaam ñi ngi ci fajar bi ñi ngi ci ay 5 heures 6 heures du matin bu dimanche. ñoom dimanche. gis nga loolu yëpp ay convention la rek suñu ay convention bopp la quoi. waaw suñu convention bopp la. mais ñu ñoo koy jëlaat def ko ay vérité. tubaab bi sax yàlla da koy yéem. monde bi ni muy réer yëpp ñi nekk guddi ñi nekk ci bëccëg. benn jant moo am jant buy feeñ ci yow. waaw buy feeñ ci yow mooy feeñ bu Corée di feeñ bu si. dëgg la waay dëgg la. nëbbatu fa la. kon donc ñu war a xam ne que ne. différence yu ñu créé amul. les frontières là. c'est juste imaginaire. dëgg la. loolu c'est juste système moo ko teg mais en réalité ci benn àdduna lañ nekk mondialisation gars yi dañ ko conceptualiser mais yàlla àdduna bi ci mondialisation la ko sàkk. fal ko sàkk sax de. yàlla
lépp bind na ko lépp joxe na possibilité bi vraiment. dëgg am na kuy nuyoo. waaw kon nag buñ ko gëstoo rek gis ko. dëgg la bon gars yi participer aussi si zone des questions thème bi gis ngeen ko affiché naa ko noonu ñu ngi waxtaanee ci mbirum insécurité bi nga xamante ne. dafa jël recrudescence. waaw léegi nag loolu yëpp nag. ñu taxaw ci pour xoolaat fan la jógee. ak lan mooy solution yi. ak aussi comme ñun ay si dëkku diine lañ nekk par exemple ay jullit lañu pour la majorité ñi si des aussi tamit bu ma nee diine nag diine yëpp laa wax ñi si des aussi même bu dee minorité ñoom ñëpp boo leen boolee 100% la ñuy nekk ñu nekk si dëkku diine tey jii lan moo ci rôlu imam bi wala abbé bi par rapport ak yooyu yëpp parce que politique yi dañoo échoué léegi loolu moom mooy thème bi en général waaw léegi nag dañ ci dalal Mollah Morgun ñu war ci waxtaane pour un peu ñun suñ biir ñu créer ay cadre de concertation parce que amatul li nga xamante ne moom moo waroon nekk suñu cadre bi nga xamante ne fa la ñuy waxtaane ñu tànn ay 140 nit pour ñu waxal ñu di waxtaane suñu mbiru réew foofu presque mbiru politique lañ fay waxtaane muy assemblée nationale léegi nag ñun il faut que ñu créer ay assemblée citoyenne ay assemblée xëy na dina commencer ci ñaar ñetti nit dina dem ba nga xamante ne mën na law ba fépp ba su ko defee bépp problème bu am nit ñi dinañ ko waxtaane te dinañ ci jéem a jëlandoo ay mesures yi nga xamante ne ay mesures yu pratique lay doon te dina war a mën a résoudre quelque chose voilà loolu moom mooy thématique bi Mollah par rapport ak insécurité bi d'abord bi ci gën a récent moom mooy crime bi perpétré nañ ko fële ak Kaolack te mu dal benn doomu ressortissant américain fi dëkk bi nga nekk te mu ñëwoon Sénégal tànnoon ko pour dund fi parce que dafa jébbalu woon nekk taalibe Baay voilà kooku noonu jàng alxuraan mokkal dëkk sama dëkk voilà moo nga dëkk sa dëkk en plus ñu fekk ko ci këram jël bakkanam waaw ci anam yi ñaaw en même temps aussi ñu sentir ci aussi lu ñu wax négligence par rapport ak hôpitaux yi voilà loolu yëpp dafay delluwaat ci insécurité waaw ci loolu tey jii lan moo ci nan nga ko dundee d'abord ba nga yëgee information bi. waaw ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp et puis tamit ñi ngi di jaale ay mbokkam. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. yàlla yërëm te xaaree ko àjjana. comme fu mu nekk nii dem na ba noppi. léegi li ci war nag moom mooy ñu xoolaat càmbar lan moo waral violence bi di gën a yokk. léegi nag comme nan laa la mën a waxee ma ne Sénégal li ci gën a métti mooy boo xol bu naqar nga ak xol bu métti parce que maanaam ca lépp la yàqoo xam nga tey commencé di bandi ci biir koñ yi waaw ci biir koñ yi ci biir ghetto yi la ñuy commencé bandi parce que dañuy dugg si seetaan télé génn kii ne man maay chef de bande bi kii ne man maay acteur bi yaa ngi dégg ñu commencé jàng foofu ay mbirum bandi seetaan film ku nekk bëgg bandi ñun ñëpp def nañ ko yow yàgg nga seetaan film génn léegi commencé te doon benn Rahan wala benn D'Artagnan wala benn Aminata Bachan yaa ngi dégg keneen ki ne maay chef de bande bi kenn ki ne man maay acteur bi ñu commencé et cetera maanaam commencé ko ci koñ yi ñu ko commencé ak langage bi aussi le langage ordurier boobu noonu ñuy jàng saagante ay ndey xam nga maa la gën a nekk bandi doo dégg mukk maa la gën a nekk sëriñ wala maa la dàq jàng alxuraan maa la gën a nekk bandi maa la gën a nekk wuyu man sama quartier ku nekk di bàkko sa quartier booy man maa ngi bàyyi ñaari tali kii ne maa ngi bàyyi Grand Dakar kii ne waay caara gën a ñàng nit doo gis concours bi nii ay fii wala fii moo ko gën a baax wala fii moo ko gën a rafet mais fii moo gën a ñàng fii moo bandi ku nekk te yor tamit këru ay turu bandi man xam naa booy jinne kenn man double moteur lombaam kenn man xam naa xamul ma la booy Moussa Bambara donc mu nekk loo xam ne ñun ci ñooñ sax la ñuy référé en tant que jeune mais kenn du ne man xam naa oustaz tal xam naa oustaz nangam wala xam naa man yeneen bi nangam ku nekk daal ci mbirum banditisme ngay fooree da ngay màggee léegi buñ jógee ci loolu tey jii ñu ngi gis koo xam ne day commencé dugg ci biirum banditisme am ay gan commencé fréquenté commencé quinze commencé tuxum yamba commencé naanum sàngara commencé tux cigarette ci ku tux cigarette lay commencé nag waaw léegi bu ñu jógee ci loolu ba am seen gangu bandi
tey ñu dugg gis benn affaire def ay forfait ñu jàpp leen ñu sàcc wala ñu agressé wala ñu dara ñu jàpp leen tey déjà police bu ñu leen di yóbbu rek police boobu rek équation ngi noonu 4 équation police bi ñu leen di yóbbu boo def ndànk bu fekkee benn paquetu tabac lañ sàcc dañ leen bindal paquetu tabac ak ñaari tonu yamba ak nangam dinañ leen ci defal benn procès verbal boo xam ne sa waay maanaam ñooñu dañ lay forcer bandi par force dinañ la créer da ngay gis ku dul bandi yaa ngi dégg procès verbal ba ñuy yokk fen ca xam nga foofu noonu nga gis nga ànd ak ñetti ñu libéré kenn ka lu tax parce que ay mbokkam ñëw nañ fajaru dugg ci commissariat ba dugg gis commissaire ba am dañu wax ak moom jox kii ñëw setal kooku ñibbi bàyyi fa yeneen ñaar ñi wala bàyyi fa ñetti ña nga xam ne ko ba amul ndaya ñoom ñu chargé seen procès verbal fenal leen yokku leen tiiñal leen tëbal dugal ci oto yóbbu leen ñu dem tribunal tribunal ba bañ fa yeggee ñooñu aussi amuñu ñaar amuñu ñett amuñu avocat amuñu dara jàkkaarlu juge bi ñëw lire procès verbal bi du ci teg sax wax wala laaj na ok waaw dóor leen mandat de dépôt juge ba tamit gis nga foofu tribunal ba tamit foofu tamit muy justice bi ki corruption bi foofu yàqu na tas na tasar nu mu fa doxee ñëpp xam nañ ko donc muy seconde équation inconnu waaw nga jóge foofu ñu sànni wax ko encore beneen maison d'arrêt boo xam ni kenn du ci mën a yokk correction te pourtant correction entre guillemets la maison d'arrêt et de banditisme et de news la ba ngay bëgg a dee et de xaw ma noo ko mën a wooye yow yaa ngi dégg nga yegg foofu nga comme yow poète nga correction bi laa bëggoon ñu changé ko léegi rek muy maison d'arrêt et de leneen et d'incorrection waaw exactement correction mooy corrigé la noq la ba ngay bëgg a dee rek dugal néeg boo xam ne mooy la léegi nga dugg foofu nga yegg Rebeuss wala nga yegg Liberté 6 fekk fa benn ab néeg boo xam ni 100 personnes la war a jël 800 personnes léegi tu te demandes 800 personnes yooyu lu leen fi indi ak lan moo war a tax ñu war a nekk fii léegi ambiguïté bi xat-xat bi léegi foofu noonu rencontre la encore de ku newul parce que gis nga foofu noonu lu ci gën a graaw mooy buñ ñëwee xam nga lan lay ku nekk lan moo ko fi indi ku nekk di bandlu bi moo leen njëkk recevoir xamal leen booy fii xoolal fii kër la rek fii grand ak fii booy ku fi yàlla tudd nga moo fii ñëw xam nga bu la yàlla tuddee da nga fii ñëw bu la yàlla tuddul doo fi ñëw donc nii man maa ngi nii toog naa fi 10 ans mais kenn tëjuma toog naa 20 ans kenn jugé guma donc mi ngi lay commencé di dëgëral sa xel di la woowal di la gën a toj sa xol ñaa ngi dégg ngay gis ay criminels yoo xam kii ne def naa ñett kii ne def naa ñaar doo gis positivité bi doo gis ko leen man def naa mais koo ci gis nag danaan la non tey ma ko dama doon foo non man dama ko kii dama xam nga te léegi nag ngeen commencé am ay affinité nekk fa ay gaayen xaritoo xam nga ñu woowal sa xol dëgëral la gën la yokk fit bu doon benn ngay def tey di nga fa génnee pour mun a am sañ-sañu def ñett bu la yàlla dimbalewul donc foofu tamit mu raté ñëpp xam nañ ci kaso yi yow yaakaar naa kenn du fi toog di jàngal kenn Sénégal kaso yi la ca ne léegi gis nga kooku bu génnee bu ko yàlla dimbaliwul à 200% bu bandi lay mujjee doon ba faw day dee mbaa mu màggetee ndaw wala et cetera wala ñu ray ko wala et cetera ci loolu dégg procès boobu noonu maanaam yoon boo xam ni nit mun na ci mucc nit mun na ci mucc ci si ma déggee ni nga waxee maanaam ni nga ko résumé xaw ma ndax am na loo si bëgg a dolli su ma déggee ni nga ko résumé maanaam jëlee nga ko ci influence bi ba ñooñu mujj doon ay référence par exemple ñi ngay gis ci film juste nga bëgg ko transcrire dans la réalité après ci biir réalité bi aussi nga ci wut ay références yi nga xamante ne ñoom ñëpp kenn nekku si defkatu lu baax après nga jóge foofu war a dem ci yoon boobu moo la waroon teg ci yoon mais yoon boobu moo lay teg muy ci tàmbale ci police bi wala ci gendarmerie bi après nga dem ba tribunal encore boo demee fi ñu lay denc encore foofu encore gënati pire kon loolu yëpp ni nga ko tracé moom mooy système bi dafa pourri maanaam nit ñi dëng si ñoom la bokk
mais comme dëng si ñoom la bokk dañ fay teg lu leen war a jubbanti léegi loolu war leen jubbanti loolu tamit moom ñëw jàdd yoon dëng kon nit ki amatul sensu jubbanti ku su ma déggee ni nga ko waxee léegi comme système boobu noonu. waaw loolu laal ku dul yàlla. am dafa laa indee yàlla ma ne yàlla rek. dimbale. mooy nga peut-être nga daanu boo xam ne yàlla dafa ne wala yàlla sauvé la wala yàlla moom bu la bëggee sauvé fu ko neex la la jaarale. Viviane Safi ñu ngi leen ñu bëri après am na ñoo xam ne. yooyu maa leen di ziar Papa Mar ak Viviane maa leen di ziar bu wér. jaajëf ak ñëpp ñuy suivre donc foofu la ñuy commencé. nekk bànn bu la yàlla dimbalewul ñu mujjee daanu ci ay peut-être ay kuréel. wala ci ay yaa ngi dégg ci wala sëñ bi récupérer comme ni ko gars yi defee rek. wala je sais pas wala Caritas récupérer leen. parce que Caritas dafay ñëw si gars yi dafay am ay sëriñ tam yu fay ñëw di jàngale alxuraan des fois daal ñu yàlla bëgg a dimbale dinañ ca génn. am na maanaam loolu am na ñuy jéem a sauver ce qui est sauvable maanaam am na ñu teg ay canaux de sauvetage yi nga xamante ne mënuñu sauver ñi ci bateau bi ñëpp mais ñu mën a sauver kese la ñuy sauver moom mooy organisme yooyu ngay wax te ñuy yëngatu. exact ci affaire caritative ak yooyu ak réinsertion et cetera mais à part loolu. est-ce que société bi nekkul ne moom moo gangréné toute cette violence et toute cette insécurité vu que valeurs yi ñoo changé parce que bu njëkk. bu njëkk amoon ay activité nit ñi. yaa ngi may jóore yaa ngi naan caayin mais yaa ngi naan caayin di ma bàyyi ci biir. bàyyil ma bultuf la ko quoi. wàccal kaas bi bañ pare. wax nga dëgg bul ma sabotee. wax nga dëgg. wala nga paas ma ma naan. non technologie nag war na yegg foofu. rek bu dee aay nañ. mais loolu yàlla rek ko mën nag. voilà mais tey jii bu ñu xoolee loolu yëpp par exemple li nga xamante ne moom moo nekkoon valeur ñi dévaloriser ko ñi jël contre valeur ñi valoriser ko li ma bëgg a wax mooy léegi loo mënti xam ça ne compte pas loo mënti mën ça ne compte pas parce que nit ki tu es d'abord tu nais et tu deviens li ngay devenir mooy li nga xam mais tey jii loolu dañ ko dindi teg ko ne dañ ko dindi teg ko ne maanaam xooluñu mais kal du ñëpp lii la ñuy wax lii tam day indi banditisme parce que man awma caayin am nga caayin naanuma xam lii day tax ma fipput génn di agressé moo nga non garaaw da nga koy jéem a kii quoi da nga koy jéem a gérer avec philosophie. damay génn di agressé fii léegi pour lu ma jëndee caayin. non sama ragaayin bul di saayin ko ci barma. ok. léegi tey jii jël dévaloriser lii valoriser lii nit ki maanaam existence am dootul basé wu ci moom capacité am li mu xam ak li mu mën mais dafay basé wu ci li mu am loolu nga am nag vu que fi environnement bi ñu nekk environnement urbain la amul tool amul sàmmi amul napp amul yooyu yëpp li fi am moom mooy liggéey bi nga xamante ne nguur moo koy joxe par exemple lii ci bureau yi lii ci entreprise yi. fa laa bëgg a ñëw sax. acca bisimilah mun naa cee ñëw. acca bisimilah loolu laa préparé woon comme ni nga ko waxee rek. déjà dama lay gën a jàppale ci benn wax. da nga wax benn wax bu am solo mooy suñu société bi dañuy dem ba nga xam ni gars yi wutuñu xam-xam am la ñuy wut. ba nga xam ni ku yow tam muy yow di man muy suñu papa suñu yaay la ñuy wax. dañ naan leen boo jàngee am boo jàngee xam de. jàngal boo jàngee tekki. jàng pour tekki la. waaw tekki la donc kenn jàngul pour xam nii pour jàngal leçon boobu góoru ko pour mun a avancer pour mun a après nga tekki. mais kenn jàngul pour xam. tekki waaw parce que kenn du la laaj na examen jeex na c'est tout après na ko jël sànni ci poubelle ba bu mu ko jéem a xam na ko faat. donc na ci fexee daal réussir donc ñëpp am dañuy wër kenn wutul xam-xam. donc comme ni ma la ko mën a waxee dama lay gën a jàppale ma ne la pauvreté bokk na ci causes yi criminalité yi violente yi
loolu benn la. ambiguïté bi mooy xat-xat boobu noonu di am l'isolement maanaam dëkk ci ghetto yi ñu isolé leen seen kër yi mooy nu nga koy waxee isolement bi. la faim ay conditions de logement indignes. yaa ngi dégg. et exclusion maanaam inégalité sociale bi moom mooy exclusion sociale bi. yooyu yëpp ay facteurs générés ay risques immédiats de violence. yaa ngi dégg. niveau de pauvreté bi. waaw. ak l'ampleur de la privation relative. bi nga xam ni connaissent les personnes pauvres li leen mën a di yóbbu li ñuy mën a neexee fëq ni ñuy mën a neexee yóbbaale. waaw yaa ngi dégg. day joxe ay percussions ci seen i foi. parce que ku pauvre moom sëñ Sam sax waxoon na ko ne maanaam ñàkk baaxul ci. waxoon ñàkk baaxul mooy indi bi mu xeetu bis moom nee na ñàkk baax. waaw sëñ Sam Mbaye moom moo waxoon ñàkk baaxul ci waaju baax lu leer waay buntu la boo xam ne lépp mun na fa jàll. dëgg la waaw buntu bu dajjeeku la. boo xam ne lépp fa mun a jàll. bu la yàlla dimbalewu rek vite fait donc comme ni nga ko waxee encore la concentration de la pauvreté dans des zones géographiques. yaa ngi dégg. loolu ci la bokk. parce que pauvreté boobu noonu ak seen quartier yi ñuy nekk ak dina mun a tax di leen mun a di boole pour ñu xool nan la ñuy dajalee seen i force pour créer ay affaires et synergie. donc bu demul ci lu positif rek lu négatif lay dem. léegi foofu moom mooy banditisme organisé bi. exactement parce que ils se sentent exclus di am ay gang. waaw le système politique les a exclus bokkatuñ foofu le système social aussi intégré wu leen parce que mentalité yi léegi lépp ci am la basé wu boo amul duñ la may jabar. merci beaucoup. boo amul duñ la laaj sa xalaat boo amul boo amul existé woo da ngay dund nii rek mais existé woo léegi nag ñooñu pour ñu am existence il faut ñu wut ay moyens. am nañ tuuti expertise mus nañ dugg kaso gens nañu am nañu ay relation mën nañ jënd paaka mën nañ jënd jaasi mën nañu mën nañ lijjanti ba am fetal tey jii dëkkuwaay voilà buñ ko fàtte moo nga insalubre ñoom après ñoom dañuy créer seen planification urbaine voilà léegi si biir loolu ñoom dañuy créer seen kuréel service public léegi ñoom ils deviennent organisés maanaam les malfrats deviennent organisés plus même que l'administration wala que l'État ñoom ci seen bopp léegi seen état bopp lañu dañu yor seen organisation am seen ay règles am seen ay code di ko dawal te vu que tamit corruption am na ak corruption beeg lépp est-ce que ñoom tey ji ñoom ñooy contrôler ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk juste ay civil quoi est-ce que nekkul ñun si ñoom lañuy ñun ñooy muslu ci ñoom ñun dañuy ñaan yàlla rek pour mu muccal ñu si ñoom mais ñoom ñoo ñu ëpp doole léegi te bu njëkk ñoom ñoo gënoon néew doole. waaw ñoom ñoo ñu ëpp doole moom mooy li nga wax rek parce que c'est des gangs organisés. parce que aussi dañuy dem ba nga xam ni ñu doon sàcc tey benn mango wala benn ginaar. tey ñooñu tey ay kaaf lañ bëgg a jël. donc xam nañ ni kaaf kenn du ko sàcc ci benn yomb na. mais sàcc kaaf ginaar loolu benn affaire la mooy yanu kaaf ginaar donc il faut que ñu organiser seen bopp. il faut que ñu xool doole bi il faut que ñu intégrer jaaykatu yamba bu nekk ci koñ bi. parce que ñoom itam dañuy jënd yamba bi mun ko tux mun ko et cetera. il faut que ñu intégrer jaaykatu yamba bi il faut que ñu intégrer sàcckatu scooter bi mécanicien bi. il faut bon donc gang yi day am mécanicien day am chauffeur day am jaaykatu yamba day maanaam. am ferrailleur organiser ba nga xam ni. am ferrailleur am ferrailleur. exactement am ferrailleur parce que ferrailleur bi buñ demee fenn moom moo xam ni mu koy daggee mu indi ay matériel am. ñu menuisier bi maçon bi indi ay menuisier bi indi matériel am xam nga donc noonu lañ koy defee ñu indi seen chauffeur bu leen di la wala donc. loolu mais foofu est-ce que duñ fa def point moo la est-ce que foofu duñ fa def point parce que ñun tudd ñëpp. ñu am métier la ba pare. mais seen métier normalement waroon nañ ci mën a gagner quelque chose mais lan moo tax léegi ñoom mënatuñu gagner ci seen i métier parce que tout simplement tailleur bi moom mënatul ñëw parce que am na ay conteneur u fëgg jaay yuy ñëw am na ay conteneur u tissu yuy ñëw menuisier bi mënatul daaj lal jaay ko wala ban jaay ko parce que am na ay conteneur u
importé yi ñëw ci wàllu menuisier et cetera chauffeur yi moom comme kii nu mu tuddati lakk jeexalu ko léegi ñooñu ñëpp nekk borom métier te seen liggéey mayu leen xaalis est-ce que duñ jàpp ne que ne jaar ci yoon boobu moom moo gën a gaaw ci maye xaalis est-ce que tamit loolu aussi nekkul question bu ñu war a régler. mais loolu la ñuy jàpp c'est vite fait parce que tamit kenn mooy dem kenn nga gis kenn ku pauvre koo xam ne liggéeyul ko yatul ci sàcc ci agression bi mi ngi ci yor scooter am ñun xamoon nañ benn grand boo xam ne Yunus ñun dañ ko mu yor ay moo daq solu caayin yi bling yi or yi yu muy takk yor ay benn ngandam maam scooter ci jamono jooju noonu mais amul liggéey loolu rek la doon def donc kooku noonu il a parvenu tey jii dajale képp koo xam ne tey kër nga képp koo xam ne tey menuisier nga kii wut na gang bu dëgër këj après mujjul ci moom parce que xam nga tax pour influencer la dafa yomb da lay fekk fi nga toog ne mais gars yow yaa ngi menuisier yi fii 50 ans bu may booy ba léegi yaa ngi menuisier yi xam amoo dara comme ni nga ko waxee wala yaa ngi maçon wala yaa ngi nangam donc pour jël ñooñu c'est facile pour nga jël leen intégrer leen ci sa pour ñu dem defi ji yaa ngi comprendre parce que comme ni nga ko waxee rek parce que seeni liggéey joxatul dara léegi da nga gis menuisier wala benn maçon wala benn tôlier boo xam ne mais 5000 francs lay ñibbee wala 3000 francs te yor ñaari jabar wala yor ñeenti jabar wala yor 10 doom yor appartement bu mu loué fu mu leen def da koy loué da ko war a fay dafa war a fay courant dafa war a fay ndox dafa war a fay lekk dafa war a fay comment dire scolarité xale yi wala bu ñuy jàngi lu mu leen di jox mburu bu ñuy war a jënd wala et cetera donc kooku noonu tey jii du benn gaañ boo xam ne liggéeyal gor yot gën ko tekki du ñëwoon tey pour influencer ko c'est trop facile pour mu yóbbu ko ci kaañ dem am na magasin bu ma gis guddi xam nga dañ ko war a dajji mi indil matériels yi dañ ko war a dajji wala dañ ciy génn ñu ne rël dajji benn génn fa ay millions affaire bi yomb nga jox waa ji fay luwaayam fay léppam may doom yi may jabar ji kontaan mu ñëw ñibbiwaat dem toogaat eggali menuisier métallique am bu muy def mais ginnaaw soo boo ko waatoon nag am na beneen bu nekk fële te dana la yóbbu ma ñu dem mu opéré opéré terrain bi xool suba ñu ñëwaat dajji donc gis nga kooku noonu nan lañ ko transformé banditisme c'est facile moom mooy li ñuy wax la précarité mooy nit pour te comme xob la benn nit bi day mel ni benn xob ngelaw bu ñëw da koy yóbbaale yaa ngi dégg te tamit aussi comme buñ ko delloo encore ci éducation familiale bi dëgërul waaw éducation familiale bi dëgërul donc parents yi aussi ñooy doom parce que sa waa ji amutuñ jot adduna bi jaxasoo na métti boo xam ne ku ci nekk yaa ngi xool loo yeewu dem wuti ji benn parent toogul ci biir kër gi gorul yottul naan ay kaay ma ko fan la Abdul nekk fan la Kalsi ne fu Kalsi dugg dafa am jot boobu yaay ji sax amatu ko yaay ji ko doon def yaay ji amatu ko yaay ji li sax parce que moom yaay ji day soxla benn greffage day soxla benn affaire boo xam ne kër ji du ko jox léegi il faut moom tam mu jéem a xool nu muy demee marché kolofon teg taabalam jaay wala ay caafam wala ay jënam parce que bëgg na ëllëg bu bëggee dem ci benn ab xew moom boo xam ni kookoo ko nday lewoon wala kookoo ko defoon comme seen affaire seen terme yooyu noonu tey mu war ko delloo ñaan jëkkër ji ne ko yoruma bëggul loolu dal ko ñaari yoon ñetti yoon donc dina wuti moom tamit donc doom yi la ñuy bàyyi foofu ñu nekk seen biir ku leen di yar mbedd mi parce que doom yi dañuy génn mbedd mi la ñu affronté mbedd mi nag lépp nga fa ñu rate comme ñoom la ñuy dajal ñu rate comme ñoom donc après ñu former seen i gang donc amul benn aménagement urbain bi nga doon wax noonu amul fa tey da ngay dugg ci sañu quartier yi gars yi da ngay dugg ba dugg kër jàmbur gis ñu toog nga génnaat ndànk tourné parce que doo xam fan nga war a jàddee ku ci nekk loolu dal na la sa koñ dëgg la dal na la ci kii parce que aménagement yooyu noonu amu fa waaw mais benn instant aussi est-ce que xalaatuñ ne que ne par exemple ni créer yeneen politique pour côté urbanisme d'abord parce que am na benn exemple ma doon joxe maanaam un cadre de vie communautaire ñu jéem a population yi seen bopp seen biir ñoom ñi xool naka la ñuy organiser wu parce que tey ji lii yëpp absence état la wala échec gouvernement la parce que lii seen politique la politique gu emploi politique gu éducation lépp si ñoom la waroon jaar mais tey ji gis nga système mu njàng bi nu mu yàqoo emploi bi aussi gis nga nu ñu privatiser yenn secteurs yi gis nga
nu ñuy tëjee yenn usines yi ndax ay corruption ndax ay détournement ak nangam tey jii loolu yëpp mu nekk métier ba pare dem di wëlbatiku di nekk ay bandi ak ay sàcc parce que tout simplement affaire bi doxul te war nañ ci génn loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo gën a tax insécurité bi di gën a dolleeku rax si dolli ignorance bi te ignorance bi ci éducation lañ ko mën a régler te éducation bi exactement est-ce que tey jii duñ def appel à la société d'abord maanaam à cette conscience citoyenne wala cette conscience patriotique nit ñi jéem a xool ñoom seen biir parce que tey lii du police moo koy régler comment essayer de trouver un cadre de solidarité yi nga xamante ne dafay nekk une solidarité entreprenante pas une solidarité bi nga xamante ne da ngay ñëw nit ki di dépendre si yow nga koy jox dàll ak yére ak weccet quoi mais ñooñu organisation moom la laaj tey jii pour nit ñi war a mën a xoolaat naka la ñuy doxee parce que suuf saa ngi fi mais defatuñ ci dara est-ce que tamit xalaatoo ne côté boobu war nañ ci mën a wax. man kay côté boobu nga wax côté boobu laa doon wax gis nga affaire bi yow da nga ko delloo ci jamonoy maam amuñu woon dara. mais amoon nañ benn ngor te tamit amoon na solidarité boobu entre eux. parce que gis nga fu ñàkk am. solidarité rek mooy xeex bi. dëgg ñu jàppalante ñi tane jàppalante ñi jàng tey jii yow. c'est pas da nga koy may chaque mois 1000 francs. mais boo jëloon benn dajale xonet loo ko ba 1 mois wala 2 mois nga dajale benn 5000 ubbi sa benn place ne ko kaay toog fii. fii boo jaayee nangam li ma la war a may mi ngi fii. sa tekki ngi fii. soit nga liggéey ko tekki ci soit nga torox dootuma la doxati dërëm. xam nga kooku am na lu nga ko jox benn engagement. donc ñoom maam yi noonu lañ doon jàppalante rek dañ doon xettalante ba pare dañoo xamoon ni affaire mi mbay bi la. waaw. doon bay man mii laa la wax bay naa ay atti at xont naa yéeg naa ci ay fas amoon nañ ay fas yu dul ay ab juuf ak fas yu dul ay sengoor ay man dama doon bay année bi dama doon bay ba sama loxo yii nii sama catu baaraam yi wow ko mais baykat yi dama doon chaque année baykat yi lan moo tax ñoom ñuy bàyyi bay bi aussi comme léegi dañu war a dellu si bay bi gis nañ baykat yi bari ñu ngi bàyyi jeunes yi parce que doon bay ñoom maam yi ñoo doon bay jeunes yi dañoo ñëw kenn bayatul parce que ñun dañu doon forcer sax dem tool par force wusin mbaa dem tool la ñu doon wax wusin mbaa dem tool dañu doon yóbbu force fajar ñu yeel a xëpp la ndox nga jóg taxaw xam nga ngeen dem sax sol seen i yére ngeen ñu yóbbu leen tool ngeen yor seen i ngoos di ngoos ñu leen di jox ay buum man maa ngi fàttaliku sama maam dafa ma doon jox buum lu ñu woowee buum maanaam benn longueur boo xam ne bu gudd ñu ne buum bi ñu ne la sama maam sampal ma fii benn bant sampal ma fële benn bant ne buum yi yëpp yaa ko moom yaa ko war a bay. nga koy bay donc maam yooyu tey yàlla leen fii tool yooyu ñu ngi fa tool yooyu naax saay na parce que ñun booy yi mujj yi génn gëmuñu ni affaire bi bay la gëmuñu leneen ak leneen donc loolu laay rejoindre ci li nga doon wax ne suuf si parce que suuf si moom mooy lu gën a am importance tey booy yi nekk di band li yëpp tey jii boo leen yóbboon ci tool yi moom mun na leen amal njëriñ depuis bu ñu leen jàppee yóbbu leen ci kaso yi amul benn yoon boo xam ne may na leen possibilité tey ñu dem ci tool yi di bay pourquoi ñoom ñi jàpp ay di leen tëj foofu noonu duñ leen yóbbu ci tool yi ñuy dem bay waaw loolu xalaat mu mun leen jëriñ buñ génnee ku def 6 ans nga téye ko 6 ans ñu koy indil ceeb di ko indil kii kooku am na loo xam ne tey bu dee États-Unis kenn du indi ceeb bu dee France kenn du indi ceeb kenn du indi dara mën na fa def 6 ans leen di jox mais ñun amuñu luñu mën na fa def 6 ans par exemple liggéey 15 millions bu génnee am 7 millions bàyyi fa yeneen 7 yi très bien je parle de ça donc tey loolu bu fekkoon loolu am na ça va avancer les choses mais dañ lay tëj ci ab ngunu rek ngeen nekk fa ak say morom ngunu ñu def leen ay ginaar boo jooyee ñu dóor boo kiiwee donc mooy li nga wax ci lépp la échoué ba pare dañoo bàyyi li fi maam bàyyi woon bàyyi ko fa muy mbay mi muy solidarité bi loolu lépp dañ ko fa bàyyi tegee ne le voilà ku ci nekk yaa ngi nëbbu sa bopp kenn bëggul wax ak keneen parce que keneen koo waxal sa soxla mu xamal la ba pare wër di la ilipande voilà loolu nekk na lu am solo parce que tey jii points yi nga wax yi c'est des points yi nga xamante ne c'est des points constructeurs mais tey jii gars yi duñ ko reprendre di ko partager pour nit ñi jot si bu fekkante ne moo laa wax na ci Mame Matar Gueye wala wax na si jàmm rek dinañ ko jël reposté ko pour nit ñi maanaam mën si werante te duñ ci jëlee dara mais su fekkante ne yu mel nii la mais nit ñi tey jii booy xool
quelquefois yàq liggéey parce que ñoom boole woon ci seen bopp yi nga xamante ne ñooy ces événements sañ ko wax rek mooy nit yi ñoo hypocrite ci seen bopp. voilà nga nit ki moo hypocrite ci boppam mooy def dara bugg ko gis ci mbedd mooy jëfee loo xam ne bugg ko gis buggul ñu indi ko ko. xam nga tey moo tax yàlla dajale lépp. ku nekk lu waay def yowmal xiyaam dina jël lépp teg ko mu jàkkaarloo yow mel ni jëmm. di la xool nga koy xool. mënoo koo dindi léegi nag fii ci àdduna nit yi ñoo hypocrite la ñuy def bugguñu di ko gisaat wala léegi. loolu la ba pare média bi nandu loolu di ci manipuler peuple bi aussi peuple bi ci boppam média bi di leen manipuler ci loolu xoolal tey Calcio da nga si samay live man damay def ay live 2 heures de temps di wax ngay participer ñeneen ñuy participer mais pourtant kenn du participer nii mais gars yi dañuy dem xool fi nga xam ne am na xam man dama loolu moo nekk si samay live moo tax may attirer nit yi mooy des fois day am di fën nit yi reexataay samay du bëri fën pour juste attirer parce que xam naa ni y a de la pression dans l'atmosphère donc il faut ñu def ci fën un peu pour faire rigoler les gens xam nga passer le message léegi fu am fën bi ak reetaan loo bi foofu la waa ji di dagg ba mu rafet jël dugal gars yi jël partage waa et pourtant man sax moo ko gisee damay ree dama ne non mais c'est pas possible mais pourtant j'ai fait benn live 2 heures de temps gars yi dagg nañ benn 5 minutes fii nii fu may reetaan loo gars yi wala fu may xaxataay dugal gars yi partagé moo tax koo gis muy débat ci loolu dama naan la est-ce que seetaan nga live boo déedéet boo demee seetaan ñëw ne non man kon affaire bi lii la ma ne la lii la donc mooy li nga wax médias yi aussi dañ ciy liggéey parce que ñoom ci inconscience u sénégalais yi ci ni ñuy xalaatee ci seen émotion yi la ñuy dox ñoom tamit pour jaay seen i journal pour mun ci xaalis parce que société commerciale la rek quoi la commercialisation de tout dëgg la da ngay wax sa benn wax sax léegi kals gars yi dagg ko léegi commercialiser ko wut ci xaalis ñoom tamit lu leer nga wax waaye lu leer nga wax xam naa ne duñ fi nekk di fustiger parce que aussi bu ñuy fustiger aussi dañ ciy romb sax nga def sa live pare waa ji dagg ko dugal sa live ci biir di juut weccet yow xamoo sax nan lu jëlee sa live di juut weccet lu leer nga wax waaye lu leer nga wax da nga koy topp rek mu bàyyi ko ñun doon moom kay da ngay ree rek da ngay xam ne li nga ne moom fa nga ne métti voilà léegi par rapport ak suite bi comme tudd naa aussi société bi war nañu mën a créer ay solution wax nañu wax ba wax suuf si wax scène de solidarité yi mën a am ci beneen aspect bi est-ce que aussi tamit gisoo ne les religieux war nañu mën a ñoom jouer seen rôle parce que tey jii foo dugg am na jàkk ci quartier yi foo dugg am na jàkk yi du ñu am problème pour tabax ko te ay millions moo koy tabax te jàkk yi defe naa dañ ko tabax rek pour julli quoi kabar allahu akbar asalaamaaleykum dafa mel ni jàkk yi loolu kese moo ko tax a jóg est-ce que jàkk yi waruloon am beneen rôle est-ce que imam waruloon nekk nit ku gën a am formation pour bu quartier bi amee problème moom si boppam ci jàkk ji lay trouver solution bi mais booy xool nit ki bu jaaxlee dina dem fépp ba mu des jàkk te jàkk daf fi nekkoon comme asile mais présentement jàkk jàkk mooy yelwaan kuy defal yàlla jàkk ji mooy ne kuy defal yàlla mais nit ki moo waroon ñëw si jàkk ji defal ko mu ne ko am yàlla jox la mais booy xool nit ñi ñooy ñëw di def si biir jàkk ji te lu ñu def si jàkk ji yëpp après pour entretenir ay payi à la traité la est-ce que système bu jàkk waruñu ko xoolaat te xam ne nekkul affaire de màgget mais jeunes yi ci seen bopp dañoo war a impliqué wu waaw xam nga Sénégalais ñoo jàpp ni diine affaire màgget la ak góor boo seetloo jigéen ñi seetal kals jigéen yi maire yi rek ñooy dem julli ji waaw yaa ngi dégg ak maire kese ngay gis ñu yor seeni bant dem julli ji waaye jeunes yi sañuy ndaw yi jigéen yi pour ñu gis ko ci jóg ne xaaral ma dem julli tisbaar gii sama koñ wala tàkkusaan doo fa fekk ab xale doo fa fekk ab jeune te comme si ñoom duñ dee ñoom ñëpp dañoo jàpp ni ñoom il faut ñu màgget doog a dee ñoom ñëpp loolu lañ jàpp donc ñoom ñoo jël diine def féetale ko ci ay màgget jël diine féetale ko ci maire bu màgget jeunes yi jël diine féetale ko ci paa bu màgget booy dem jàkk booy da nga mën a mag-maglu quoi da nga mën a màgget-màggetlu Calcio dafa mën a paalu quoi comme si jàkk dañoo bind ne paa moo fiy dugg ak maire fiy dugg donc ñoom ñoo jël diine islam féetale ko ci boo waaj a dee pour nga mën a defar wala nga mën a ñaan pour yàlla yërëm la te yàlla wàccu ko kenn ku dul ku dof ba tàggoog sagom kenn boo feebaree ba nekk sax waxuma la dans le commandé bay bëgg a dee ba sa yëpp dammatoo sax yàlla wàccu woo la julli ba sa yëpp dammatoo nga tëdd ci lal hôpital yàlla nee na même bu dee da ngay xef di xippi sax xefal xippi julli kooku est-ce que may na ko kenn est-ce que baal na ko kenn donc léegi buñ demee foofu léegi ci jàkka yi comme léegi du lieu de convergence des jeunes
donc nan lañ fay mën a waxtaanee ak jeunes yi nekk bandi yi. jeunes yi duñ dem ci jàkka yi man du ma fa dajeeg yow doo fa dajeeg Paate du fa dajeeg Demba mbedd mi rek la ñuy gisante. allahu akbar kenn di ñëw. waaye foofu nan la mën a nekk encore benn lieu de convergence. fu newul lieu de convergence des jeunes nan lañ fay mën a passer le message. effectivement donc benn kese la am ci semaine bi muy le vendredi. le mal est profond rek Kals moom lañ. c'est trop profond même c'est trop profond kon ñu fàttali la ñuy dem laali góomba. léegi ñu fàttali un peu rôle jàkk parce que jàkk tey ji mën nañu wax ne bërëbu xam-xam la mën nañu wax ne aussi bërëbu organisation la mën nañu wax ne tamit bërëbu solution la mais jàkk ji tey participer wul ci yooyu yëpp parce que jàkk boo dem tey ji man damay gis sax yenn jàkk yi benn waaye moo fay nekk di jàngale as daara su ndaw bu yàggee sax dañ ko créer génnee ko dafay mel ni sax ñoom alxuraan da leen di déranger dafay mel ni ñoom xale da leen di déranger comme ñoom ay mag lañu rek nañ fa nekk di def dafay mel kon am na dili ñuy def ñu bëggul sax xale yi yëg ko parce que xale yi en général dañuy contester duñ bëgg di nekk ak ñoom kon bu fa jeune nekkee di jàngale sax dañ fexe ba mu génn fa léegi est-ce que jàpp ne que ne nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo war a xoolaat seen attitude par rapport ak jàkk comme ni ñuy tegee ay centre culturel ñu xam ne jàkk am na aspect am na volet boobu noonu am na cette volet culture boobu noonu am na volet social boobu noonu am na volet économique am na volet stratégique ñu jéem a xool naka la ñuy changer jàkk ji au lieu muy naan fi sabilillah mais ki waroon ne fi sabilillah ci mbedd bi jàkk ji moo koy ne kaay bul yelwaan parce que ñaata jullit lañu ñaata ñoo si nekk ay milliardaires ñaata ñoo si nekk ay millionnaires mais musuñu gis imam yi di interpeller ñooñu di leen sensibiliser à ce que ñu ñëw participer par exemple si li nga xamante ne du maye de mais asaka yi nga xamante ne dañ ko war a joxe par at dégguma kenn ci borom millions yi fi nekk wala borom milliards yi fi nekk ñi nga xamante ne dañuy ñëw di dugal ci jàkk yi imam yi nga xamante day am comptable foofu am fa ay avocat am fa ay médecin ak lépp ñi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo cadre boobu yëpp nga xam ne cadre yëpp ay mat su ko defee ku jaaxle si jàkk ngay dem ku ñëw sax si dëkk bi amoo foofu fanaan si jàkk ji ngay dal ba xëy. waaw li nga wax moom Kals moom mooy dëgg gis nga jàkk boo seetloo benn xutba yi ñuy def xutba loolu ñi ngay wax ak jeunes yi parce que yàlla ma ngay wax ak jeunes yi ci biir xutba yi du ay waxu ustaas bi du waxu imam bi waxu yàlla la ay xutba mais déjà xutba yi moo tax dañ ko war a def en wolof boo ñëwee àjjuma di julli si wala dara da ngay gis xutba yi mais xutba yooyu ne waxu yàlla la day delloo ci nit day wax bàyyi leen sàcc day wax bàyyi leen fen day wax bàyyi leen njaaloo day wax bàyyi leen taxawaalu day wax respecté leen seeni parents xutba yàlla wax na lépp donc xutba yooyu noonu mooy éducation boobu noonu nga xam ne boo ñëwee ci jàkka ja moom lañ lay wax mais malheureusement souvent les gens ils utilisent la langue arabe yaa ngi dégg am na ñoo xam nag dañ koy utiliser pare di wax arabe bi ba pare di ko wax tamit en wolof wala en bambara wala en saraxulle yaa ngi dégg ci li yàlla wax léegi nag buñ jeexalee seetlul dara dañuy jeexal julli jumaa rek ñëpp jóg daw nga gis ko c'est pourtant ay jumaa bu jullee ba pare dañuy gis ay xutba te xutba yooyu tamit mooy ay waxu yàlla la donc pour delloo société bi pour defar société bi pour teg société bi ci raay yi pour delloo gars yi seen foi seen ngërëm gars yi duñ ko fa bàyyi dañuy julli rek asalaamaaleykum ñëpp tas ku nekk yaakamti dem ci la nga newoon donc société bi moo nekk benn société boo xam ni Kals mooy li ñu doon wax rek dafa am ay transformation yu grave yoo xam ni sincèrement benn politique extérieure la bu dugg bu jaxase foi yi jaxase xel yi ba nga xam ni maari day taali tey nit ki mënul toog sax ne xaaral ma sacrifier sama table bi sama njaay mi déglu kii xutba yi imam bi di wax parce que du ay waxam waxu yàlla la wala déglu début bi dem teel a déglu wala après bu ma paree du ma gaaw a ñibbi ma déglu ba mu jeex parce que kii wax ak yow noonu kii wax imam boobu di wax noonu mais dafa toog di wax parewul julli bu parewul julli rek tas dem yoonam comme ni nga def est-ce que xutba dina fa am bu toogoon heure bu ko neex ñëw jël micro bi di xutba est-ce que boobaa xutba dina am donc ni muy sacrifié woo di nit ni yow di sacrifié wu toog di def xutba nan nga war a ñëwee toog parce que yàlla moom moo ne toog leen ngeen déglu xutba yi yàlla moo ko wax donc toogal nga déglu bu jeexee tamit nga toogaat déglu ba mu jeex ba mu ne salaamaaleykum ñëpp tas mu tas loolu la ñu war a demee effectivement te man loolu laay gis man franchement Kals fu ma dem damay julli ji muy Chine muy Japon muy Corée mais billahi musuma dem fenn julli jeex rek gars yi tas jóg dañuy déglu xutba bi ba mu jeex parce que man ñooñu laa comprendre ni ñii xam nañ diine li muy wax dañuy toog déglu xutba ba mu jeex yëpp jógoo dem
premier jour bu mu loolu dalee dama rus parce que dañoo pare rek ma jógee gis ñëpp toog après ma toog. des fois da ngay gis boo xam ni dañuy xut ba pare imam bi taxaw ñëpp jógandoo man damay foog ni julli bi commencé na ndekete ku nekk da ngay julli ñaari rakk toogaat après imam bi continuer. ok yaa ngi dégg ma gis mu am benn direction boo xam ne non dama ne non fii sell am na fi quoi sellal am na fi te ñuy respecté nañ kàddu yàlla. léegi nag problème bi loolu la. bu fekkee mbedd mi yarul leen kaso bi yarul leen police bi yarul leen gendarmerie bi yarul leen justice bi yarul leen ñu war a dellu ci diine bi leen war a yar parce que ku ci nekk am na ci diine bi nga bokk te diine googu jëlu mayoo ko temps dégluwoo ko liiroo ko jéemoo xam la ca ne donc yow pour sauver la day jafe. dëgg la parce que ñaar moo fi am que ça soit la religion yoonu religion bi la voie de la religion ou bien la voie temporelle mooy adduna bi nii dund bi nii muy kalsi conseiller la parce que kalsi sa grand frère la gis la ngay bandi lu mun a tegal naaf bi bàyyil bandi lu mun nga cee dee tel bi dee kalsi amul temps boobu noonu bu nangu doo dem ci jàkka dèjà doo dem ci juma boo demee ci jàkka ja doo déglu xutba da ngay dem sa yoon mais kooku kalsi ba pare delluwoo ci mbirum maam parce que gëmoo maam damoo bay ji damoo liggéey jàngaluñ la culte du travail le culte la culture du travail. est-ce que nga xam gëm liggéey. di ñafe. di xam ni li ma war a am dama ko war a ñàkk ba too xet doo ko lekk lépp lu ma ñàkkul du ma ko lekk mais kooku noonu pour kalsi pour nga defar ko day métti de. day métti nag nañ ko wax te dee day métti. moo waral kaso yi fees dell chaque jour ñu yóbbu 500 chaque jour ñu dugal 500 600. di leen dugal chaque jour amul benn jour boo xam ne doo dem police caare doo fa fekk ñun sànni ci gris bi. parce que gars yi musul am boo demee gris déglootuñu seen maay rek la ñuy wéy dégluwuñ seen diine dégluwuñ cosaan dégluwuñ aada. ñu ngi ci seen maa tey ñi ku ci nekk yaa ngi xool nooy wutee sa loolu lekk nan. léegi loolu moo problème moo tax samba boo yi gën a bëri kaso yi di gën a fees. saa yoo demee police jaabante bi yaay yee ngi jaabante paa yi di jaabante ku ci ne xool nooy génne sa doom ja ne boo ko génnee boo paree doo ko conseillé doo ko kii da nga yow ab doom raam nga wax li ngay wax mu pare eggali li mu doon def doo ko wax lan moo la dugal ci lii yo lekkoon naanoo xaaral ñu wutal la dara nga liggéey déedéet doo ko def da nga koy jéem a xool noo fa ñaanee pour génne ko fa après mu dem toog waat dem dajawaat donc léegi samba boy yi dañuy xam nañ ne affaire bi am échoué na léegi dañuy dajaloo ngànnaayu wut sëriñ boobu noonu ngay wax sax ilimaan boobu noonu léegi sëriñu bandi la bandi yi dañuy ñëw jox ko xaalis dem daaj ji benn banque wala benn crédit mutuel am seen xaalis ñëw jox ko mu defal leen ay tul moo tax bandi yëpp armé wu bandi yëpp tul ku yëg téere lañ def taxaw yaa ngi dégg bërki dem buñ taxaw fi di wax booy do ay waxu bandi booy rappeur bi de ne moom bandi la lu mu def génne paaka di gémm xotti bon lan la def di am tul la lay won am na tul waaw ñëpp ak seetaan mu génne benn affaire yéen booy da ngeen di bandi lu maa leen gën a bandi da ngeen di kii jël paaka di wane boppam lan lay won tul la parce que tul la takk moom la lonk noonu ci baat bi dëgg la donc ñi bandilu banditisme wéyulu yaa ngi dégg même wéyulu gars yi dañ lay fan gars yi ñoom ñëpp dañoo fan Ino Alex koo jox mu ne man Ino laa man maay Alex mais doo dégg kon man maay imam rati bu kii man maay imam déedéet Ino Alex la ñuy bëgg a doon ñoom mais c'est normal ñu fan Ino Alex parce que ñoom ci ghetto bi lañ nekk ghetto bi amul kenn ku leen wan référence u buntu bi nga siy génnee Ino Alex ñoo leen woon buntu biñ ciy génnee kon ñooñu la ñuy fan wala politicien bi détourné këpp kees exactement loolu mooy seen référence léegi nag sëriñ boobu noonu xam am jàng alxuraan ba sëriñ bee leen di defalal ay téere lu tax sëriñ bi buñ ñëwee waxu leen yàlla nee na tel mais sëriñ bi leen di defal ay uñëg téere lan ngay doyee kii bi yow xanaa balaa ma xeexaanuma jàmm laa bugg topp sama diine lan laay doyee sa waay tul boobu noonu lan ngay doyee tul ku ñëw di jënd riis laa kay sa waay dafa am lu mu bëgg a raab que ça soit bon wala bon yaa ngi dégg donc sëriñ boobu noonu war ko conseiller moo koy defal tul mu ne ku yëg téere taxaw ñu def seen gangu samba wuy di arrêté ay oto bërki démb oto Sodefitex lañu arrêté Vélingara nangu lañ yore woon yëpp bërkaat yi démb même gang beneen gang moo dugg Kaolack fekk ay boy rey leen ce même gang laa ñoom ñoo dem fekk chinois yi ci seko gerte yi parce que chinois yi léegi ñoom ñooy jënd sañuy gerte yi di ko yóbbu ay conteneur plus de 100 conteneurs dañuy génnee port par jour yoo xam ne ay chinois ñoom moom suñu gerte yi
léegi gouvernement bi jëndatul gerte suñu mbay mi da ngay bay ba dee du ko jënd chinois yi dugg ci àll ba def seeni seko gerte jënd lépp transformé ko dugal ko seeni camion yóbbu dem transformé ñëwaat jaay ñu yóbbu ko seeni conteneur ñëwaat jaay ñu mais gang yooyu est-ce que duñu gën a am na ay armes yu bari yuy réer ci caserne yi am na sax quelquefois ay homme de tenue yu ñuy jàpp ci affaire agression est-ce que tey jii système bi ci boppam moom mooy produiraat ay yeneen bandi yi nga xamante ne ñoom ñooy dugaat encore mel ni ñoom ay bandi lañu par exemple mu ñuy defee seen dili dafa sophistiqué ah nekkatul dilu ay bandi como léegi ay bandi de grand chemin lañu moom moo tax études yi war nañ ko gën a approfondir et c'est pas la première fois Kals dama lay waxal dara man xam nga yàgg naa ci di dugg ci rëbës bi di génn rëbës bi di liberté 6 beeg yooyu dinaa la wax gis nga ñu ma doon seeti ñëpp gang yu ma doon seeti yëpp ñu nekk seen ginnaaw ñëpp ak ñi leen doon armée ñëpp ci armée bi lañ newoon ak ay militaire lañ ñii ay policier lañ ñii ay militaire lañ gang yi ma wax laa la wax ñu ma sama gars yi bon xam nga rek ñun mais sama gars yi laa la wax ñëpp gang boo ci gis am na homme de tenue boo xam ne moo leen di armé soit mooy sàcc arme di leen ko jox soit moo leen di woon plan yi soit moo leen di jàppale moo tax saa yi ñu leen jàppale nga gis kenn ci ñoom koo xam ne jàpp nañ ko ci gang ñoom sama grand bi Diouf ñoom ñëpp ay militaire lañ ay militaire lañ kon niñ ko waxee sànq rek nekkatul ay bandi Gainsman très exactement léegi nag mooy ma dañuy organiser wu lu nekk dañ koy soxla dañuy soxla ku mun a tiire gisoo parcelle gars yi dañ doon dajji benn magasin waa ji taxaw dafa taxaw benn waaye ci suuf la taxaw rond point parcelle ci suuf la taxaw wàcce waa ji ci bopp bal ci bopp wàcce kooku sniper la loolu daf ko jàng billahi wallahi Parcelles Assainies dañ doon dajji magasin waa ji taxaw armé wu di xaar mais waa ji dafa dégg kapteg benn waaye taxaw ci kaw étage fële ci kaw étage ba di yëndu bu muy yëndu waa ji benn coup la dóor taf ci bopp bi la ko wàcce buñ xoolee buñ demee jàpp leen buñ leen jàppee après enquête yi mais dañoo gis ni kooku ndakate militaire la donc loolu yàgg na fi léegi nag moom léegi comme ni ngay waxee problème bi moom mooy dëkk bi lépp insécurité la Kals loolu il faut l'accepter dëkk bi lépp dafa jaxasoo jeunes yi liggéeyuñu lekkuñu naanuñu dañuy dangereux xam nga ci commencé nañ ko toj ci début bi ba fin bi léegi rek maintenant problème bi moom mooy police boobu sax day mafia police boobu gis nga des fois da ngay police da nga koy woo ci boppam moom mu xam ay booy yu fa nekk di dajji ñu koy woo guddi gi déjà da nga dem benn police guddi gi ñaari nit ñooy taxaw foofu ne ñoom ñoo ay garde demal police ci caaro fajar bi ni muy gisee nit yu bëri lan guddi def njombe yëpp di am 90% ci njombe yi guddi gi lay am mais nga dem ci police bi journée bi dafa ñëpp di nekk 4 heures ñëpp wàcc léegi nga dem fu ñu naan la kii mooy ay garde dañ laa sàcc bindal fii ci bind ko ci kaye bi suba commissaire bi bu ñëwee mais amul suba bu commissaire bi ñëwee waaw mais yow nga woo benn waaye mu ne la man rek maa fi nekk maa ngi nii toog bay kaa ngi daaju fii de kaa ngi daaju fu ne waaye man rek maa fi toog man mënu waaye oto bi amul essence sax oto bi dafa xool ba moo fonton yéen ni ngeen di def di woon di golo noonu ay dañ am ko ci mais fi see rek kii la projet la yéeme na benn nit bu toog ci benn commissariat nga fekk fa ñaari nit yi nalaw ñaari policiers yi nalaw tegale seen i tànk teg ko ci kaw table ba fexe nuñ tëddee ci chaise bi ba mu rafet nalaw fa di nalaw ñu nekk ci giri baa ngi ci giri bi lijjantiwuñ leen loolu léegi nag loolu mais sama waa ji bañ nañ ko ba taayal ba nga xam ni ñu nekk ci giri bi sax pot tamaate liñ leen di jox pour ñu ci saw ñu jox leen benn siwo ndox foofu pour ñu cee naan pour maanaam du ma la fi génn di la yóbbu ngay dem di sal di jég yow man aw ma jot guddi gi damay nalaw policier bi ci boppam waaw mais kooku nan ngay mën a wootee ba mu ñëw oto bi amul essence oto baa ngi fële oto bi dawul buñ génnee rek dañuy dem ramasser bu ñu ramasser ñenn yow mi sa genre gi la ñuy ramasser ngay dox di seeti sa benn copain ñu ramasser la laan sa carte d'identité laan la 6 000 jeex na buñ ci paree man parce que dama fàtte sama carte d'identité da nga fàtte sa carte d'identité bu ngay génn et cetera léegi nit ñi dajale 6 000 léegi dañu am benn xaalis bu ñu soxla guddi gi ñenn kees ay boo seetloo seen i booy la dañuy woo ñaari booy police Macky Sall yi ak ñoom ñu mat 4 5 ñu dugg seen benn oto dem wëri dem tuuri ay linja jàpp benn ku tox benn fisalam ñu fayoonu ko 10 000 15 000 am na ñun toog nañ benn tali sañ benn booy dem di tux yàmba gars yi jàpp ko commissariat HLM ñu ñëw wax ñu ko nañ booy jàpp nañ ko muy tux yàmba fële benn fisal
ñi dem xam nga ñaata lañ fay ci guddi 100 000 francs. est-ce que 100 000 francs lañu fay gars yi ne 100 000 francs wala suba bu commissaire bi ñëwee moom defeere benn fiselu yàmba 100 000 francs lañ fay sama benn copain rakam après pour ñu mun ko génn dem yóbbu mu dem ñibbi mu ñëwaat koñ ba. est-ce que qu'est-ce que ça a changé ba léegi ma ngay band lu ca koñ ba. une deux mu daw génne paaka. qu'est-ce que ça a changé rien du tout léegi nag commissariat yooyu nan la ñuy def dañu am benn xaalis bu ñu soxla ñu dajale seen booy yi après bu ñu paree ñu jox booy ku ci booy yooyu noonu police Macky Sall yooyu noonu ASP yi ku nekk benn 10 000 wala 15 000 nga ñibbeeg moom après ñu tëj commissariat ba. guddi suba si ñu ñëw. léegi nag amul police de proximité amul police buy wër 24 heures sur 24 boo xam ni loolu moo am Europe moo am États-Unis moo am Corée du Sud benn police yoo xam ne koñ bu nekk. dañ naan koñ bu nekk dina am 10 auto police yu fay round yu fay wër rek H24. léegi boo nee ñu ngi daji buti ko kasi bi de la caaree teg police auto police yëpp lay raisonné. rek police bu nekk ci côté boobu noonu moom da ngay gis à 5 minutes wala 3 minutes day taxaw. loolu la ñu woowee ay police de proximité. loolu amul Sénégal. non. donc léegi loolu moom moo tax nag léegi retard boobu day am ci kii muy docteur après la mort auto police bu ñëwee daa fekk ñu rey ñëpp dem seen yoon. gendarmerie bu ñëwee daa fekk gars yi rey yëpp dem seen yoon. yow bërki démb nii rek rey nañ fi benn gendarme fële ca Koupentoum. commandant ba reyuñu ko. ay bandi dóoruñu ko bal fetal. léegi commandant yi ci boppam dañ leen di rey. c'est dommage. Sandaga bërki démb police jël fi benn ciseau ciseau jamate boppam ba mu dee. policier. waaw. Kolda démb yàggul benn daam ñëw ñu fi rey ko égorgé ko yóbbu bopp ba. Kolda. waay. bërki démb. yàgg na. la ñaata la tali bi ma ne dëgg li ngay wax moom lépp léegi kay dañ lay rey égorgé la. Pikine benn sàcc. boobu kooku sax dama ko gis moom kooku dama ñëw dafa ne 4e cabinet fekk ko moom ak Youssou Diop di ko enquête parce que moom sama grand la Youssou Diop. yaa ngi dégg mu koy enquête waa ji ba mu toogee naan ko Youssou Diop waaye bàyyi ma dem quoi xam nga rek dama ko rey parce que dafa amoon ay rab yu ma jàpp quoi xam nga loolu moo tax mais bàyyi ma dem xam nga rek dama namm sama yaay quoi. mais kooku toog ñun maa ngi toog di ko gis mais waa jaa ngi tilim salte di xeeñ gars yi taxaw ñu commencé di ko enquête mi ngi ci kaso bi xam nga lan la def. mooy waa jooju noonu duggoon di sàcc néegu maire bi yow mu jamate ko daggate ko dugal ko def ko daggate ko ay saam def ko ci ay paan yi wàcce paan yu maire bi tegoon ci kaw paan parce que maire bi jaaykat la. ay paan yu mu tegoon ci kaw bayaatam bi almoire bi Pikine. almoire am bi. paan yooyu la waa ji wàcce daggate maire bi ay saam ba mu jeex tàkk tànk yi fii mu dugal ko ci ay paan. gars yi buñ ubbee bunt bi dañoo ubbi bunt bi rek gis waa ji ak deret ak lépp tout waa ji bëgg waa koñ bi téye ko Pikine. kooku noonu laa fekk foofu ñu koy commencé di enquête di ko poser ay questions. te gars yi loolu léegi loolu la chauffeur kii bi bàcc soow boobu noonu chauffeur Fatoumata Makhtar Ndiaye bi. loolu la def moom tamit waaw parce que yoruñu dara. chauffeur bi yorul dara. moom muy liggéeyal koo xam ne gis na ni kooku ay milliards lay jaar ci loxo ay milliards et cetera mais bu mu xoolee bu mu demee fee ci gelam bi gëm loo leen da koy jox dot pour mun ko takk parce que Sénégal moom mënoo ñëw rek takk nii da ngeen lay laaj ay dot ay 2 millions 3 millions 4 millions. moom Samba Sow bu mu demee ak gelam ba dañ ko laaj ay millions bu mu ñëwee gis Fatoumata Ndiaye Matar Ndiaye bii yore ay xaalisu ay jigéen yu bëri yi mu dajale et cetera mais daf ko rey daggate ko. parce que lu tax parce que xaalis boobu la bëggoon yóbbu pour def ko dot loolu kese la muy dof lu naan ay maire de. waay mooy loolu. yaa ngi dégg lu ma la bëgg expliquer. vraiment léegi loolu moo am fay xoola Kumba Yàdd cadavre boobu dañ ko violé assassiné ko fàtte nga Binta Camara bu Tamba. 23 ans. waaw kooku ñëw ko di ko jéem a violé rey ko ci weeru koor. xaritu baayam. waay. non léegi dëkk bi moom donc gis nga lii boobu. insécurité bi mooy loolu foog natt wees na ko. te bi dafa graaw ba nga xam ne lu ñuy wax ci police bi faay yëpp ci police bi 80% ci police bi parce que police bi du appliqué daar donc tant que rey ñu la léegi day rey nit daggate ko saam ko te police du ñëw ba dem yoonam te police du ñëw.
mais donc il y a problème kal Sénégal sa waay ji xam lan moo fa ne mooy la ñu dellu ci la nga wax man lu ma gëm mooy peine de mort ku rey ñu rey la te tamit am na ñu bëri ñu rey ba léegi ñi ngi rëcc ñi ngi rëcc de parce que instant yi ñi rey Kaolack nii dañoo rëcc ba léegi jàppaguñ leen Thiès am na ku fa rey kenn dafa rëcc ba léegi jàppaguñ ko ku fa rey benn gel ba léegi jàppaguñ ko te ay nit lañ léegi criminel boobu rey fii daw jàppaguñ ko ba léegi muy rëcc di daw te duñ ko jàpp kooku noonu buñ ko jàppul tam mën na rey keneen suba di dëgg la loolu moo fi am station yaa ngi fàttaliku Diop Ousseynou Diop bi génne fetal ci ay affaire station Shell bu Yoff waaw moom ak taximan ba waaw ci saa si génne fetal lii comme film génne fetal dóor ci bopp taximan bi tël dóor ci kaw dóor ci suuf après dóor bopp taximan bi sedd Ousseynou Diop mu mel ni film yooyu ñu ngi koy dund mais nag ci kanam la jëm voilà rond point bi yaa ngi fàttaliku weeru koor bi passé rond point ba embouteillage ba benn waaye bu génn sol maillot Paris di tirer ci kaw tël mais moo laa loolu kanam la jëm parce que tey jii suñu source de revenu ñu ngi koy gën a ñàkk géej gi amatuñ ci dara suuf si aussi maanaam borom alal yi ñu ngi koy récupérer kon récupérer nañ ko suba nit ñi dinañu gën a ñàkk bu dee ñàkk moom moo tax gars yi di reyee di agressé suba nit ñi dinañu gën a ñàkk dinañu gën a ignorant dinañu gën a sadique exactement parce que merci beaucoup Kals bu boobaa dafay fekk famille yi tas na nit ñi sax takk jabar sax dootuñu ko tal te li mar a jax si la ñuy dund lii nii kanam la jëm léegi nag lan moo koy stoppé kanam la jëm ñu xool mais Kals l'alcool et la drogue rendent violent et Sénégal l'alcool coule à flot la drogue est partout ça rend violent alcool foofu noonu c'est te interdire ko bu leen neexee nga naan bay wotatu kenn amul droit laal la drogue ba ñu ko fay indi ay conteneur la ñuy jàpp temps yi ay conteneur yi ay tonnes la ñuy wax te ñu ko fay indi tubaab yëpp lañu libéré ñu dem seen yoon donc bu fekkee benn pays boo xam ne l'alcool coule à flot la drogue est partout donc loolu day ça rend violent léegi nag violence boobu noonu mooy li nga wax day continuer man gisaguma fii solution xam nga lan lay am jooytu rek lu rey ni di rey nañ kii ay ya non kii non dañ la war a rey suba mu ñu reyaat keneen ma ne bu Mouhamed bii ñu rey nii mujjul de xanaa déggoo ni démb Petersen ay ñaari séeréer rayante nañ fa kenn dee na ñaari séeréer Petersen démb kooko mujj a dee Petersen la dee démb ñaari séeréer yu doon xeex kooku jamate ko mu dee seddu guy circulation arme yi koor ba nii tey mi ngi bu la neexee moom laa doon wax bu la neexee yor léegi ay 30 paaka génn ci mbedd mi di jaay te pourtant arme nga yor de ana licence bi yëpp dañ ko war a xoolaat ku mu neexee yore léegi 200 000 paaka ak jaasi di ko jaay te amoo benn licence de port d'arme te pourtant port d'arme la ñun on se rappelle Thiaroye amoon na benn waay da doon joteeg benn waay mais dafa ci saasi la daw jënd jaasi ci saasi ci saasi mu ñëw corote waa ji gis nga mais loolu ku ko jaay jaasi dañ ko waroon jàpp mais loolu xaw na jël temps xaw na yàgg non duñ jàpp kuy jaay jaasi be kuy jaay paaka bi kenn du la jàpp parce que ñoom seen bopp policier dañuy gis kuy jaay ku yor benn kees def ci paaka bu façon bu ne di ko jaay te kenn du la ne ana sa port d'arme donc moo tax man ñaar laa wax ñaari solution laa mën a wax lii lu ko mën a arrêté mooy soit ñi def peine de mort Yaya Jammeh bu mu ñëwee taxaw Jammeh gars yi di dof di rayante daf ne peine de mort boobu la gëj a am crime Yaya Jammeh ne ku ray dama lay rey moo leen gën a dof foofu ku ray dama lay rey boobu la Gambie bi gëj a rey nit waaw léegi ki appliqué peine de mort te moom léegi Makka pour nga dégg fa ku ñu rey c'est rare c'est rare parce que ku fa rey ñu rey la waaw léegi xam nga tey léegi kon gis da nga koy boole tamit ak yeneen aspects yi parce que nekkul rek la peur moom mooy tere gaañi rey parce que am na lu fi nekk li nga xamante ne c'est plus fort que wàññeeku voilà mais tey jii fekkante ne ignorance bi mu continuer aussi pauvreté bi di continuer nit ñi jéemuñu solidariser wu seen biir mais est-ce que tamit problème mënuñu ko régler ak des solutions yi nga xamante ne ay politique sociale lay nekk suñ biir ay
politique communautaire est-ce que loolu mënu ko gën a mais loolu wax nañ ko loolu wax nañ ko pare en fait liñ jot a wax loolu bu dee gars yi ñu ngi suivre waxtaan yi maanaam yooyu yëpp wax nañ ay solution la quoi mooy wax nañ ci police bi wax nañ ci justice bi wax nañ ci mbedd mi aussi wax nañ ci urbanisme bi wax nañ ci ghetto yi wax nañ ci ñàkk liggéey bi wax nañ ci influence bi wax nañ ci ñi nga xam ne ba wax ci importation yi yaa ngi maanaam wax nañ moom wax nañ fi lépp moom lii moom tey boo ko jëloon tey jii vidéo bii ñu yóbbul ko léegi commissaire ñu yóbbul ko président bu dee lu baax la bëgg bu ci jàngee dina xam ne lii mooy indi violence lii mooy indi rey yi lii mooy indi lankam léegi dañuy continuer procédure bi loolu laa doon wax naan peut-être war nañ mun si tam tegaale ci peine de mort maanaam léeg-léeg moom ay solution ña nga ca wax nañ ci boore léegi mu ne tegaale ci léegi peine de mort dissuader gars yi lu mu wàññi dina wàññi ñu dissuader ñenn ñi exactement dissuader juste pour dissuader ñenn ñi loolu moom mooy beneen bi léegi nag beneen wax nañ sax ñun wax nañ sax ba wax ci jàkka yi wax nañ ci jumaa yi bàyyiwuñ dara léegi nag politique boobu noonu la gars yi amul gouvernement bi politique bu bëgg a defar boobu noonu pour crime arrêté non loolu ñoom wutuñu ko de wutuñu ko wax nañ aussi si kaso yi solution pour dugal leen ci tool yeeg jàngal leen métier parce que seen doom yi kenn rayu leen kalsi seen doom yi kenn rayu leen rey ñu fi doom ministre rey ñu fi doom député rey ñu fi doomu maire loolu dëgg la te ñoom ñëpp ils sont armés na lay waxal dara te ñoom ñëpp ils sont armés man am na benn gaayan boo xam ne xoolal ci politique la bokk bu mu fi taxee fii di ma jéem a convaincre di ma convaincre pour bëgg ma jegeloo Macky Sall ak nangam bu ma ñëw des fois da doon ñëw benn tali sama gàlle di ma jël si ne biir oto maa gis naa fa goon bu bees pour gis naa fa pompe à gaz parce que ils savent xam nañ dëkk bi lu fi nekk autorité la oto bi ci boppam ak chauffeur am moom mi ngi toog ci kanam day sol cos cravate dóor benn pin si vert jaune rouge nangam sama booy la mais bu mu ñëwee di ma kii da doon ñëw di ma jël si di ma yóbbu otoom ñi ànd di bërti bër dama gis ci biir otoom goon gis naa fa pompe à gaz donc ñoom ñëpp ils sont armés de ak ay port d'arme lañ yor donc yow yaa yor port d'arme yow yaay génn bi ay booy yu dajaloo léegi sa biir koñ yoo xam ne yaa leen gis ñu judd ñu génn jamata la nangu sa benn 1000 francs sa benn 5000 francs wala sa benn portable boo xam dañ la ko may jëndoo ko sax sa benn iPhone buñ la yónnee donc ñun si suñu bopp il faut tamit beneen solution moom mooy ñu may nit yi ñu armé wu tamit il faut que tamit ñun tamit ñu armé wu parce que tamit waruñu mën a nekk ay genre du mën a victime sax ay genre ñoo xam ne dafa yomb pour ñuy éliminer leen ko tamit dafa yomb tamit da ngay génn léegi benn booy rey la comme ça non benn booy ko jam benn booy c'est facile donc ñun tam dañu war di armé wu nañ ñu may ñu armé wu ñu jox ñu ay këyit parce que police bu tey bu band yi doon ñëw karaj gis nga ne karaj dañ ñoom ñëpp a dellu self défense boobu noonu il faut ñu may ñu ko mais ñun armé wu ñu police jàpp wuñu ba pare dañu interdire ñun ñu yor ay armes te ñoom ñëpp ñu ngi yor ay armes bandi yi dañuy yor armes ils sont armés mais nag armes yi damay ragal armes yi aussi damay ragal armes yi bu bëree ci biir kër yi crime yi après ci biir kër yi lay gën a bëri waat parce que biir kër yi déjà mu ngi am ay yeneen insécurité yi nga xamante ne kenn mënu si dara lu dul rek yàlla mi nga xamante ne moo ñuy sàmm ñun ñëpp jëkkër ak jabar gis nañ ci papa ak doom et cetera bu fa arme di nekk aussi est-ce que du gën a yokk mbir yi waaw loolu de vraiment gars yi vraiment biñ muñalante loolu tam dëgg la de gars yi dañu muñalante boo leen ko waxoon léegi gars yi comme violence kii fait aux femmes yi wala dëkkandoo yuy jote rek fetal ba lay jël wàccee la ko wala dëkkandoo yuy jote rek kenn ka génne fetal da ngay dof dem jël comme ni muy indee jaasi boobaa du indi jaasi wala paaka fetal ba lay jël rek wàcce la c'est dommage si am na anecdote bi nga xamante ne suñu koñ la doon am benn paa ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm sama benn jarbaat bu mën a tooñ nee na paa bi chaque histoire jaasi bi day génn mais nee na palmarès su jaasi paa bi mooy jaasi bi musul takk deret non kas loolu moom am na fi loolu moom dama lay wax dara démb rek maa ngi koy wax sama paa maa ngi koy nuyu de passage Ousmane Dramé père dama doon wax quoi parce que xam nga Sénégal yow gis nga ni ngay toogee noonu la nit di menacé da ngay yor benn sans menace te pour xam nga bu may wax rek père man damay jot ay menace rek ay kii ma ne ko père menace sub sénégalais moom jarul bougé menace sub sénégalais menace sub golo la rek golo guy foo la xam nga loolu moom jarul kii ba fekk même Pape Omar
mi ngi sa live bi sax bu ma koy wax naan ma gars yi menace mais bu gars bu ma demee ma ne ko saay boo demee doo fekk dara ña lay menacé gis nga ña lay menacé tamit ña ngay menacé ña ne Sénégal gis nga Sénégal bandi yi newuñu tax internet bi di dégloo ko Facebook ak yooyu amuñu ko ña ngay xool nañ ñuy tege seen i plan pour daj ci magasin pour daj ci banque wuti xaalis bandi yi newuñu ci internet bi di live ak di saaga de ñooy saaga kenn du ci bandi ko lay ñi fi ne ñëpp di live comme ça genre gi rek ma ne ko man mi toog naa kaaw bi gars yi dinañ nangam taan sax gis nga boo fi ñëwee gis nga ma ne xoolal ma ne barke Rasulullah mooy wuti ay arme dajale jàng ma ne Sénégal ba mu fay dox ba léegi nit musuma dompat xam nga waxuma la bandit mais dompat c'est pourtant damay dox fu ma neex yëmbal Kër Massar dama fay ñëw ba Caaroy dama di dem di seeti ñoom zaal pourquoi 44 di fa taxawaale dugg ci car rapide yi romb buntu police ba dugg fin fond seeti ñoom Omar ci am benn xataar saa yi ñëw ma dem gàllam fin fond de chez eux di fan mais gisuma ko ma ñoppati léegi mu tax man leen affaire gis nga affaire menace yooyu muy yow ak muy kalsak muy mën a ñëpp dañ cay jot mais loolu moom ay menace Sénégal la bandi yow duñ menacé bandi yaa ngi di tuuri ay kii di wut ay coûts yoo xam ne ay millions ñooñu lañu war a lijjanti ñoom bëgguñu siiw sax mais bu la kenn menacé sax ba nga porte plainte ko parce que après xam nga ngay mujj papaam ñëw di jooy wala yaayam wala moom muy faccali rongañ nan doo dama doon foo loolu la koy am mu cal ñu sax mu si porte plainte est-ce que mais en tout cas Sénégal dafa métti de torop moom koy yàlla yërëm ñi dee rek ndeysaan Sénégal amin mais suñu gouvernement yi ñoo parewul pour defar suñu gouvernement yi parewuñ pour affaire yi changé ay milliards la ñuy tojee ñoom tamit di defar seeni famille xaw ma ndax bàyyi nga xel lenn jeune people boobu ñu doon wax moo am xaw ma ndax bàyyi nga xel lenn man débat bi sax dañ si jëm éviter sax ak def accent si ñoom parce que xam naa ne bu desee si ñoom rek du sotti moom moo tax man espoir bi yëpp du sotti de ci société bi laa ko teg espoir bi yëpp ci déjà ci diine bi laa ko xaw a yaakaar ak ci société bi ci seen bopp ñoom ñi jéem a jël seen bopp en charge parce que man dama def benn conclusion dama jàpp ne état amatul parce que amatul de billaay état amatul fépp fu ñu woo état doo ko gis bu dee ci njàng mi doo ko gis bu dee ci santé bi doo ko gis justice bi doo ko gis fenn doo ko gis léegi kooku nga xamante ne doo ko gis te parce que mënalu la dara parce que moom voilà moom nga leen di gis ñi jël ay loi yoo xam mënoo ci tus gis nga Mollah dafa am ni am sénégalais dañ koy wax di ci bàyyi xel buñ demee bay naan suñu gouvernement yi France lañ fi nekkal ñun ñoo koy wax de ba pare ñun ñooy wëlbatiku di leen laaj mais lu ñu leen di laaj loolu ñoom xam ne ñoom France lañ fi nekkal kon ñoom duñu mës a def ñun si li nga xamante ne du intérêt France te ñun xam nañu lu ñuy revendiquer du intérêt France léegi lan moo tax ñuy continuer comme bandi yi mën nañu organiser wu lan moo tax ñun ñi nga xamante ne du ñu ay bandi tamit du ñu organiser wu parce que c'est l'organisation qui fait la force loolu la ñu wax mais Kalsa loolu la ñu wax tout à l'heure ba léegi wax ji mooy loolu mooy le sénégalais contradictoire lam danaan kii kat lii mu yor nii man maa ko moom mais du ma ko jox mais nga xam ne du la ko jox de suba nga waaye doo ma ko jox nga koy laaj doo ma ko jox te yow pourtant ñëw nga taxaw gëmloo ñëpp ne kii li nga yor moom moo ko moom mais du la ko jox après nga ñëwaat daf ma ko jox noonu ma ko nga na def après noonu kese la mel c'est-à-dire waaw ñoom ñëpp nee nañ band suñu dirigeant yi France moo leen fi teg mais bu voté jotee ñoom ñooy dem voté ji mais France moo leen fi teg buñ defee ay loi ñu ne non France moo leen def loolu loi yi boo jàppee Guy Marius Sagna ñu ne France moo ko jàppalu mais après yow ba léegi yaa ngi te pourtant yaa ngi naan libéré Guy Marius yow Macky Sall libéré te pourtant nga ne France moo ko jàppalu c'est que dañuy bëgg lenn et son contraire léegi France moo ko jàpp te ambassade France mu ngi fi après yow ngay dem palais benn instant yëpp Macky la tamit quoi yëpp sa xel la yëpp sa xel waaw moom dañu xel yi dañoo pareegul nag xam nga ko pareegul moom gis nga Kalsa ku pareegul dafa metti jamonoy booy dama ànd na sama benn cousin quoi ma gis benn gel ma xam nga jamonoy xale rek ay nopp naa la nga nopp kër ay affaire ma doxaan ko quoi léegi gel bi joxoñ ma seen kër léegi nag seen kër bi mu ma joxoñ paa bi
boucher la quoi ñun jamonoy bo comme dañuy ragal affaire paaka ay jaasi te paa bi boucher la boucher bu ay boo xam ne nu muy rayee nag bi am doole quoi naar yooyu noonu léegi ma ànd ak sama benn cousin ñu dem ba ci buntu gaale bi ma ne ko sëriñ dugal nga wool ma ko waay sëñ ne ku pareegul quoi sëñ ne ma ne ko non dugal nga wool ma ko sëñ ne non xaaral attends tuuti ma ne ko waxee sëñ dugal fekk sëñ ni mu nii mais xaaral ma réfléchir xoolal ñu nekk fa xaaral ma réfléchir ba paa bi dégg lool de paa bi jóg ñu waa loolu la rek ñu teppeeku ñëpp daw léegi pour juste pour te montrer que ku parewul gis nga ku parewul du dem du bàyyi dafay nekk di yor ay slogan ak ay yenn wax yoo xam ne yooyu yëpp pour tarder dañuy tourner autour du pot pareegul parce que xam ne bu paree solution bi xam nga am lu ñu doon wax tourner autour du pot mais léegi tourner autour du palais moo xew exactement mais France moo ko jàppale ñëpp Sénégal yëpp wax la France ko jàppale te France am fi ay consulat am fi ay ambassade am ay bien ay chancellerie française bi nekk am fi armée mais alors am armée française installé wu fi France ko jàppale kay gars yi nañ dem lijjanti ko ci France vraiment man affaire léegi man lu may saf nekk France génn à vrai dire lu may saf Sénégal dem ci ambassade yi xeexi ji li may gën a saf cirque la ay spectacle la loolu la may gën a saf y a de l'art dedans quoi y a de l'art dedans bëri na aar nag bëri na aar de vraiment wallahi ak bëri aar war nañ ci doyal nag quoi parce que benn moment loo def depuis des années depuis 68 depuis nangam ñu ngi def ay même chose est-ce que duñu xool leneen ñun mësuñu interpeller non mais nag gars yi dañu bëgg dund mais nag kal gars yi dañoo bëgg dund ci même chose bi aussi quoi même chose da leen neex parce que tamit gis nga li ñuy dund ni moom lañ dundoon ci Macky Sall moom lañ dundoon ci Abdoulaye Wade bul fàtte moom lañ dundoon ci Abdou Diouf Abdou Diouf même chose même fii yuuxu bii la woon après mu jóge fii ci élection lañ ko gagné peuple bi musul gagné élection la ñuy gagné voilà le mot musul gagné parce que voilà le mot Mollah mooy génn di xeex ba génn fa waaji te élection du ñuy egg Mollah moo bu yaa ngi koy doog a wax la victoire du peuple waaw loolu moo jar a lijjanti loolu kese bu mu juddoo ba léegi loolu dafa may waaw bu doon Senghor dafa maye nguuram moo toog ba neex ko moo Abdou Diouf na ko kaay remplacé ma bu dee Abdou Diouf yuux nañ ba dee grève ak toj ay sotraak ak lu ne mais élection lañ ko fi jëlee ay ati at bu dee Abdoulaye Wade toog na fi heure bu ko neex sàcc jot fi ay nit def leen ay milliardaires gars yi bañ a élection moo ko fi jëlee Macky Sall ñu répété waat même chose gars yaa ngi ci mbedd même stratégie même yuuxu même jooy même ku nekk fa nga newoon yaa ngi fa nekkaat di jooy ñenn ñi ñoo ci profité defar ci seen àdduna dem nekk palais di fa liggéey ñoom Youssou Ndour ay ñoom Abdoulaye Coulibaly ay ñoom ay Souleymane Jules Diop et cetera ñooñu am ñenn ñi newoon ci société civile dem defar seen àdduna waaw ñu ne ñi baado lay ñu ngi continuer le même discours te li ñuy def nii taxul Macky Sall na démissionné Macky Sall na bàyyi mais xam nañ force ni élection yi bii passé tamit na démissionné lañ doon wax élection yi ñëw ñu ne moo ko gagné te démissionné wul te élection moo ko fiy jëlee dana demaat élection mukk élection moo ko fiy jëlee dana demaat de peuple de la rue mënu ko fi jëlee te amugul benn peuple de la rue fii Sénégal bu réussir gum loolu amul moom moo tax am na Égypte am na Algérie am na feneen ak feneen am na Corée amul Sénégal xam nga palais pouvoir président lenn rek moo ko mën a opposé moom mooy pouvoir assemblée kese et jusque là bu dee loi voilà et jusque là nit ñi defuñu remarque boobu la ñuy demee massivement assemblée am fa une bonne représentation pour faire face pour changer les lois yi nga xamante ne moom mooy wàññi pouvoir président ñu bëri dañuy naan su ma demee palais damay wàññi pouvoir président pays boo xam ne loi kese moo fay dox pays boo xam ne par loi moo fay gagné donc kon nañ ko jaarale ci loi mbedd musul gagné xeexu internet gagné gu fi yuuxu gagné gu fi jooy gagné gu fi donc ci dëkk boo xam ci loi lay dox ci seeni loi ak bu mu mun a doon ci loi rek lay gagné loi kon donc nañ ko jaarale ci loi nañ dem assemblée kese parce que foofu la ñu voté loi xam-xam dëgg la kese moo tax ba nga ne la victoire du peuple ma ne lii mooy le mot parce que palais président moo fa nekk mais assemblée peuple bee fa nekk parce que peuple bee ko moom
peuple bi mën na wax assemblée parce que par voie référendaire foofu peuple bi mooy wax ba tey les yeneen voix ay budget ay contrôle ak loolu ay représentation la mais bu fekkante ne ay loi yu am doole la loolu peuple bee ko war a wax kon tey ji peuple bi dañ leen war a conscientiser loo que ne pouvoir nekkul palais exercice du pouvoir le pouvoir exactement mais pas la détention du pouvoir ñu bëri dañuy naan dañuy jàpp ne président moom moo yor pouvoir bi mais il n'a pas le pouvoir peut-être député yi ñoo joué seen rôle ba léegi amaguñu les vrais députés non peuple bi ñoo joué seen rôle parce que peuple bi teguñu fa député yi pouvoir baa ko fa voilà ki gagné nguur gi moo fa teg ay député loolu yëpp nag ci naxaate la ci naxaate lañ ko fa tegee maanaam comme fal nañ ko def nañ ko président léegi nañ ko jox assemblée yaa ngi koy doog a jox pouvoir nag ba nga ko joxee assemblée si nga ko jox pouvoir tout le temps noonu la ñuy naxee est-ce que bàyyi nga ci xel Abdoulaye noonu la naxee gars yi non si ngeen ma joxul assemblée du ma mën a liggéey déedéet du loolu de boobu pouvoir bi la bëggoon ñu jox ko parce que xam na ne palais amul pouvoir exactement léegi pourquoi ñoom ñuy bëgg di jël assemblée tamit mais kalsi yow li nga comprendre du peuple bi noonu lañ comprendre rek ñoom parce que chaque jour loolu la ñu Abdoulaye Wade naxee woon di loolu la ñu Macky Sall naxee ñoom la ñu ñëpp naxee parce que boo jox dana fal leen ma législative bi jox leen ma pouvoir parce que boo leen bëggee ma liggéey après peuple bi jox ko mu jël pouvoir peuple bi nag téye ko di ko dóoree peuple bi di voté loi yu ko neex nit ki nag boo ko joxee lépp na ko yar ma jox ko lépp na ko yar ma mu yar la wax jaa ngi noonu ne ko yar ma voilà ci ñuus la lay dëkkee voilà jàpp ni ngi doon wax solution mais wax lii rek mooy solution bi lii kese li mooy c'est pour ça solution te pour ça il faut impliquer les chefs religieux il faut impliquer les chefs traditionnels il faut impliquer tout le peuple dans sa globalité les chefs coutumiers ñëpp ñu impliqué wu dem toogal seen bopp assemblée pouvoir palais siège palais benn nit donc moo fay toog te ki fay toog dañ koy ne defal orientation gouvernement bi defal sa politique liggéeyal après ñu contrôler la bu voté budget jotee dinañ voté bu voté ay loi jotee dinañ voté mais dañ koy voté pour le peuple léegi du peuple par le peuple et pour le peuple mën a appliqué wu su ko defee boobu sax moo war a appliqué loolu la ñuy woowee démocratie nag voilà mais benn buñu saa su ne dañuy toog di déglu président muy wax moom mooy wax député yi exécuté wu moom mooy wax juge yi exécuté wu mais loolu royaume la moom moo tax gars yi ñu leen di woyee nguur waaw royaume la de c'est dommage mais xam naa ne moom loolu la ñu woowee royaume xam naa ne dugg nañ ci beneen thème sax mais ça va de pair après incha allah dinañu xool encore naka la ñuy gën a yaatalee mbir yi mais vraiment li nga wax dafa moo tax man damay bëgg di déglu say kii seen débat dafa c'est-à-dire Sénégal problème yëpp booloo est-ce que comprendre c'est-à-dire problème dañoo lié gis nga boo waxee sàcc da ngay génn ci agression après da ngay génn ci banditisme da ngay génn ci police après da ngay génn ci gendarmerie après da ngay génn ci sax palais ngay mujjee dëgg c'est-à-dire dafay mel ni lépp dafa lié te gis nga bu ñuy wax lii léegi dañuy génnaat feneen foo xam ni dañuy daal waat fa ca lañ newoon di wax mais solution bi mooy li nga wax lii kese la peuple bi xam ni ñooy pouvoir bi nan lañ koy xamee mooy mu nekk benn gouvernement démocratique mooy par le peuple pour le peuple gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple loolu moo tudd démocratie loolu lay signifier donc tant que gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple amul donc dëkk boobu amul démocratie donc il faut arrêter d'utiliser ces termes-là de démocratie donc peuple boo xam ne ñoom new ñu assemblée nationale te assemblée nationale mooy représentativité peuple bu dee assemblée nationale ñoom peuple ba nekku fa kon donc peuple bi voté rek la am voté mooy on est né égaux te ñu war a voté donc loolu lañ gëmloo nit ñi loolu moom mooy démocratie donc xaw ma ndax am nga le livre vert de Kadhafi xaw ma ndax am nga ko mais jéem ko trouver le livre vert de Kadhafi mu ngi siy wax yu mel nii yëpp livre vert bi dinaa ko fàgg kon waaw jéem ko xool li nekkul affaire sax bu bëriwul ay kii
ay volume nangam livre bu ndaw la mais mu ngi si condensé genre xalaat yëpp mu ngi ko ci condensé. ndeysaan c'est dommage nag dafa yërëm tollu nag. c'est très dommage. xam fin bi xam fa la ñu mujjee nañ ñaan yàlla rek. mu ne après ma daal ñaan yàlla rek. waaw loolu ngànnaay la arme la. ñaan yàlla parce que moom moo lay permettre nga garder la foi et l'espoir. Quand il n'y a plus de foi et d'espoir, il n'y a plus de vie. Donc c'est ce qui nous permet de vivre et de croire en nos rêves et d'espérer un jour les réaliser, peut-être à travers d'autres générations. Mais nous, on a juste à essayer de commencer quelque chose, après nous poursuivre comme nous dit etc., etc. Parce que aussi on a une mission. Et voilà, nous devons remplir le metti. waaw ñu ngi koy remplir vraiment oui ñu ngi koy remplir ci nañ mënee de. incha allah. mais kontaan naa ci yow kontaan naa ci waxtaan bi am na solo trop waaye. non du jeex incha allah dañ ko dabaliwaat. waaw mais nag sa genre gi gars yi yéen a war a nekk ci télé yi mais télé yi ndeysaan. buñ fa nekkoon ñaari fan ñu sànni ñu xeer bàyyil rek ñu nekk ci terrain bi. kon léegi ma ne léegi président bi wala général ñu dafay génne. waaw waa ji karaw gi dafa bëri quoi. karaw gu bëri warul toog ci télé. dëgg la de day tiital booy. comme ni ñu defoon Ibrahima Fall dafa bëri karaw quoi kii paa bi comme dafa bëri karaw quoi. non gars yi ñoo doy waar. mais yow moom ku télé bu la jëlal général moo leen di tëj léegi. musuñu gis nañ fee ndax xeesal mais dañuy tëj ndax naa kii dafa ñuul quoi ba pare karaw gi dafa bëri quoi. musuñu gis ku libre kuy watu musuñu ko gis libre ñu soit da nga nekk di renaissance wala da nga ñàkk sa liberté wala da nga feebar. kawar dafa bokk si nit. lu wër lu tax mu nekk ci kaw du neen de. billaay du neen. mais gars yi mooy loolu. dëgg la yaa may daji. rëy nga ma quoi. bëggee sama waa ji. merci mon frère xam naa après dinañ déggante waat. waa ñëw far kontaan naa. dinañ amaat yeneen kàddu incha allah jaajëf waay merci bien jaajëf. jaajëf far kontaan naa maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp vraiment. yes sir débat bi c'était de haute facture quoi kon. yaa ko fa yeggal nag. merci bien voilà. dégg na yow la mais dama ci benn télé waay te na nga wat sa karaw gi rek. non baal ma Ibrahima Fall ko rek. te wut cheveux clair benn cheveux clair. cheveux clair leer tuuti quoi. man ci mbalo laa nag xam nga ci mbalo. te nga jàng muuy jonge yi. te nga jàng muuy jonge yi. muuy jonge yi waaw. surum la ba compi taal surum la ba compi. voilà mooy